asalaamaaleykum mbokk yi man Seydina Seck maa leen di nuyu di leen sant si déglu bi di leen gërëm bu baax ñu dellu soit yéen seen waxtaan si pencum diaspora numéro 13 mu nekk nag benn espace boo xamante ni moo ñuy mën a permettre ñuy wax suñu xalaat ci réew ma comme lu may faral di wax rek dinañu góorgóorlu ba teg lépp si yar ak teggin ba pare teg si wax suñuy dëgg yu wóor mu nekk nag sama gis-gis mën na it wuteeg seen gis-gis ndaxte actualité bi fi mu nekk nii lu ñuy faral di wax naan bay sa weewu tànk ci la ñu nekk moo tax te dañuy njëkkee di jàppale suñu mbokk yi nga xamante ay journaliste lañ ñu nekk ci wàllum presse ku ci mel ni Babacar Touré nekk administrateur site kewoulo.com jamono jii may àddoo ñoo ngi ko convoqué ci section de recherche ci rek liggéey bu mucc ayib boo xamante ni man sama wàllu ba ma ko seetaanee vidéo boobu damaa sant yàlla kontaan xam ni ndox fu mu daan taa ba tey boo fa demee fekk fa tepp ndax liggéey bu rafet bu mu def ci coowal Birima Mangara ak soxnaam soosu mu wane ci ay dëgg yoo xamante ne tey jii enquêteurs yi xam nañ ni Babacar Touré ci xarañam bés bu ñu toppee enquête am bi mën na leen yóbbul sax ba indiwaat dossier coowal Mbathio Ndiaye bi nga xamante fu mu jóge woon ci ay escroc ay arnaqueurs yoo xam dañoo nekk Sénégal di chanteloo nit ñi di wul say photo di la ko yónnee pour chantage la ñaari journaliste lañu boo xoolee ci biir mi ngi tudd seen tur Mamadou Ndiaye ak Cheikh Amidou Kane ñooñu bu ñu leen toppee dina feeñal lu bari donc je pense que ni ku mel noonu ba demee ba def liggéey bu mucc ayib ci lu nu mel dañu ko war a jaajëfal takkal ko médaille xam ne lii mooy liggéeyu journaliste ndax du guléet ki nga xam dafa naan jël alalam di topp ñi nga xamante ni cadre yi nga xam dañoo nekkoon Sénégal di noosee alalu askan wi mu leen daan topp hôtel ak hôtel di xam lu ñu daan fay ci hôtel lu ñu daan fay séminaire lu ñu daan luubal je pense que ni kooku yu mel noonu dañ leen war a encourager mais seen place du ay convocation ñi ngi xool nag nu wànn di mujjee gëtam ñu ngi ciy bàyyi xel tey durant toute la journée xool nu muy mujjee mais jàppal ni mon frère am nga suñuy soutien beneen bi di mbirum Serigne Diagne bi nga xamante ni moom mooy administrateur Dakar Actu wala directeur de publication bi Dakar Actu ñëpp xam nañ gis nañ liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def nu ñu doolelee presse en ligne bi rawatina seen TV bi mu mel ni Sénégal tey depuis kañ la Sénégal am des hommes intouchables ñoo xamante ni kenn amul droit wax ci ñoom parce que yore leen seen alal yaakaar ni alal moom Sénégal moo fi war a moom dëgg il faut que ñu xam ni suñu réew boo xamante ne la justice bi entre guillemets dañu dafa indépendante pourquoi nit ki amul droit sañ-sañ wax ci kenn waxu ci lu ñaaw ay interrogation la ñu posé TSE entreprise bi nga xamante ni Cheikh Amar moo ko moom lu ñu ko laaj dafa yomb dañu ne ko chèque gu 7 milliards 500 yi nga jotoon le 27 novembre 2007 ak chèque gu 2 milliards 500 yi nga jot le 30 novembre 2007 3 jours après mais leeral ko loolu Dakaractu waxu ko waa CREI ñoo ko wax ñoom ñoo ko waa BICIS ñoo ko wax enquêteur CREI yi nit ki bind ñu nekk di ko menacer de mort di yàq deram partout naan ko da ngay ñëw si fii gis nañ la ngay racket da ngay def man dama nekk yu goo xamante ne su ma jotee information ki nga xamante ne mooy intéressé moom laay njëkk a woo ba ma gisee loolu waa site bi nga xamante ni mooy site Cheikh Amar Dakar Hebdo bind ko damaa yëkkati sama téléphone woo kii di Serigne Diagne mu ne ma lu ñuy wax loolu dara amu ci ma ne ko dara amu ci man nan laay mën a gëmee ni yow dara amu ci mu ne ma xoolal bu baax date yu ñuy def le 6 mu ne ma Seydina le 6 maa ngi woon États-Unis ma ne ko est-ce que yaa ngi billet bi mu jël billet bi yónnee ma ko sama aqulaa taala laay wax ma teg sama bët ajjuma la ñu nekk ma ne ko lii de wax dëgg yàlla kenn amul luñ ciy wax bu fekkee nag nit ki da nga bëgg a jël léegi lii day wane léegi ñun Sénégal amatuñu ay groupe de presse mais ay groupe de pression la ñu am yaakaar nga ni yow bu ñuy waxee si yow dara rek am nga ay sites yoo xamante ni foog nga war a mën a doon tontoo journaliste bu bind article boobu man je pense que ni kooku dama yaakaar dafa wér parce que nit boo naree jël benn texte page entière taxaw fi di nettali du début à la fin yëpp nekk ay nar ana éthique ak déontologie bu ñu la jàngal ndax rek sa patron sant na la ko xoolal lu ciy dëgg nga wax nit da booy dee sax na la dëgg rey ku wal xaq walaw kaana muran nañu gëm suñu bopp faut pas ñuy nangu patron yi di ñu exploiter di ñuy sant loo xamante ne tey mënuñu ko da ngay xëy mu dàq la
gis nañ ko fi ay jamonoy Walfadjri ñu naan saaga ay TFM yëpp tey fan lañ mujjee TFM lañ mujjee. Faut pas ñuy nangu patron di ñu diviser man Cheikh Amar dama xamul lan lay doyee ay groupe de presse Sénégal gis nañ ay multimilliardaires ku ci mel nem si yàlla Aliou Sow kooku exemple la ku ko ëpp alal Sénégal amul ba nu muy génne àdduna kenn musu ko dégg ci dara kenn musu ko xamal ci dara musoo sax dégg wéykat bu ko wéy te mi ngi doon teral ay mbokkam di tabax ay juma di dimbale ñëw yu doole yi di assister nit ñi ci ay màkka lu nekk mais Cheikh Amar mooy seul milliardaire boo xamante ne musicien bu jug wéy ko ku jug taxaw wax man je pense que ne say mbokk bu ñu la gërëmoon ba pare man ci laay xam ne yow mii kat jar nga ko ñu ne tudde ay yenn événement yi ay sponsor lamb yooyu yëpp ay mbiru intérêt rek la sëriñ Modou ñaa ngi nii ana ñu daan tuddee drapeau yëpp ñu ngi dund ba tey est-ce que la moo tax tuddee tuñu leen drapeau yoratuñ ndomba tànk yu ñu yoroon yoratuñu alal bu ñu yoroon nit ki booy dund il faut essayer de vivre dans la discrétion sa alal bi nekkul ay publicité moo la ko may di dugg ci ay presse yoo xamante ne tey jii mënoon naa ñàkk siiw du jàmmi borom Sénégal kenn ku si nekk jàppale da nga xam ne jàllu muus nga ñu bari am na lu ngeen nëbb bañ mu feeñ ñi nag seen liggéey la ñuy def ay journaliste lañu fësal xabaar moo leen di tax a jóg waxuñu fi lu ñaaw waxuñu fi lu jar ba jar ay menace de mort say nit wax leen nañu réglé waxa sa nit yooyu nañu réglé président da nga war a jug ci lu ñu mel nañu bàyyi nit ñi ñuy taxaw di leen saaga mel ni léegi Sénégal léegi dafa am benn désordre total mais nag du ñu bett ndax fii la ñu taxaw yere seen écran di taxaw di saaga di saaga ndey nit ñi commencé ko ci président ba ci suuf kenn bougé wut moo tax léegi Sénégal kenn amatul droit tëj fi kenn pour injure amatuñu droit tëj fi kenn pour offense au chef de l'État amatul ñu ko fii def gis ngeen ko xam ngeen ko mais ñemewu leen laal donc nag une justice à deux vitesses moo fi war a jeex soit da ngeen ni jàpp ñi nga xam dañuy saaga ñëpp wala ngeen bàyyi ñëpp loolu mooy wax ji loolu rek mooy wax ji bu ngeen bëggee arrêté saaga ñuy saaga ndey wala yéen ngeen nekk ci ginnaaw ñooñu tamit ngeen wax ko da ngeen koy wax mënuma nangu nit ki taxaw ne jarbaatam nga xaw ma nijaayam nga ba pare tout le temps muy taxaw di saaga sa président de la République nga ko ci bàyyi yow loolu nga war a lijjanti loolu la ñu war a lijjanti pour le pourquoi ngeen noppi si neexul ngeen ni xëy chaque jour ñuy taxaw di saaga ndey nit ñi ñu taxaw di ko seetaan nañu bàyyi naa féex tey waxante dëgg Sénégal lu ñu war a lijjanti nañu ko lijjanti nit ki mën nga wax ci dëgg te teg ko ci yar suñu waajur yi defuñu dara lu dul ëmmuñu juróom-ñeenti weer laagaluñu loolu lañ ñu mënal suñu bàyyi jàppale ñu suñu njàng ba ñu màgg war a tekki war leen gërëm gisuma leen raison yu tax ñu taxaw di leen war di leen saaga te ñu ci bari dëddu nañu àdduna ñu ci bari ñu ngi tëdd feebar yow nga di mbokkam nga taxaw waxu ko dëgg su lu mel journaliste yi bind di feeñal di fosal dëgg ngeen taxaw di leen saaga di leen menacer de mort di leen saaga il faut que quand même ñuy waxante dëgg ne leen waxante dëgg loolu mooy Sénégal tey malheureusement amatul dëgg ñu ngi perdre suñuy valeur ay sutura jom kersa fulla ak fayda yëpp ñu ngi koy ñàkk loolu laa bëggoon wax ci chapitre boobu encore une fois di renouveler sama soutien ci kii di Babacar Touré ak Serigne Diagne bu Dakaractu ñu ñëw nag ci mbirum coowal yaawul sëriñ man dama gëm ni indépendance mooy da ngay moom sa bopp di dem ak sa xel di wéy ak sa xalaat gannaaw ba loolu te ñun gis nañu suñu réew amu ci benn kon ñun ba tey amuñu indépendance France dafay toog fële du ñuy dicter lu ñu war a def France dafay ñëw indi compagnie am yëpp yi nga xam ne ñu nekk sukkandiku yëpp mu buq waa Sénégal bàyyi suñu société doomu Sénégal yi nga xam ne moom la ñuy taxawal Sénégal état war leen a jàppale woon dem di jàppale société française yi loolu amuñu indépendance waa Turquie toog fële di dogal tëj leen école bi def leen lii état Sénégal di leen ci jàppale man damaa ruus tey kàddu président yi ba mu ko déggee damaa ruus man gëm naa ni Sénégal moomul boppam dañ ko daan wax rek ma ci am xel ñaar waaye gëm naa ko tey plus de 3000 élèves nga nar leen sacrifier xale yi parents yi bu kenn jàngi tant que yaawu siram jàllawul leen seen loxoy borom bu kenn jàngi bu ñu jàngi après ñu xool nag kan mooy responsable bi nañu xam kan mooy responsable bi Madiambal Diagne ñu ma koy contre lépp daf ci wax dëgg ci dossier bi du début à la fin maa ngi koy suivre ay dëgg rek la ciy wax nañuy toog seetaan état bi ñu xool kan mooy responsable nguur fulla ak fayda moo koy yor
ak fit ak di jiital sa intérêt askan bu ñu xool alal gi nañu xool intérêt askan wala fi teg loolu moo am solo bu ñu dénkee réew da ngay xool fu sa intérêt askan nekk nga taxaw fa. am na yoo xamante ne buy xew ci réew dafay ruslu da ngay am gàcce yow sax en tant que doomu réew ma état bi man je pense que ni ba tey trop tardul pour ñu war a mën a dellu ginnaaw ndax dëpp damul ndiggu jàmm ñu ngi ci am nag rafet njort xam ni dinañu dellu si waa seen xel xool fu intérêt xale yi nekk xool fu intérêt askan wi nekk xool fu intérêt Sénégal nekk ñu taxaw fa ndax loolu moo tax ñu teg leen fi. ñu ñëw ci mbirum Khalifa Sall parce que temps bi bu ñu may aussi mbokk yi dafay xaw a gàtt mbirum Khalifa Sall moom heure bu ma xëyee rek di ci am mbetteel ndax jël nit ki tëj ko ci loo tegul fenn jël nit ki tuumaal ko ci loo tegul fenn te du n'importe qui ñu ne kan la mooy le maire de Dakar président des maires francophones heure bu ñu xëyee rek ñi gën a wane ay cuune ci dossier Khalifa Sall bii waa CREI kere ba ñuy listé seen 25 personnes yi nga xam dañoo bëgg ñu génn réew ma amoon na ay député mais ñoom lu ñu waxoon il faut ñu lever seen immunité parlementaire te pourtant jëf yi nga xamante moom lañ leen di tuumaal balaa ñu kaa def nekkuñu woon député ay ministre lañu woon ñi nekkoon ay directeurs généraux Barthélémy Dias ba ñu koy jàpp boobu nekkul woon député te pourtant ba ñu ko bàyyi rek ñu immunité parlementaire ñu bàyyi ko léegi pourquoi ñu nangu loolu yëpp bañal ko Khalifa Sall Macky Sall lan lay ragal ci Khalifa Sall. au contraire fi mu nekk nii dafa mel ni moom mooy directeur campagne Khalifa Sall parce que sénégalais yi bëgguñu ku ñuy néewal doole sénégalais yi bëgguñu ku ñuy bundu xatal fi mu nekk nii mi ngi dugal xool yëpp Khalifa Sall ci biir ndax moom injustice bii mu naan dund biir parti démocratique sénégalais ak bundu xatal bi ñu ko daan def loolu moo tax askan wi Sénégal jàppale ko. on l'avait fait avec Djiboka ba muy doog a génn parti socialiste élection 98 législative yi on l'avait fait avec Moustapha Niass bañ ko génnee PS en 2000. mu ñëw jël deuxième Djiboka aussi la même chose ñu def ko ak Idrissa Seck en 2007 jàppale ko moom moo jël deuxième ci ay injustice yu ñu ko tegoon ñu def ko moom mii Macky Sall en 2012 moom moo ci rëcc nekk président tey nag mi ngi koy defaat keneen est-ce que mi ngi xalaat loolu Sénégalais yi bëgguñu ku ñuy tooñ dëgg bu ko ñëpp taxaw ne ko jant baa ngi xool asamaan jarul buuxante am na yoo xamante ne c'est juste pour fàttali nit ñi les faits askan wi mën a comprendre te si loolu nag la nekk fi mu nekk nii. et c'est dommage heure bu ñu xëyee ñi wane ni kii ñu ngi koy tooñ c'est un détenu politique bu nangu woon lu ñu koy wax yëpp heure bi du ko fekk ci kaso au contraire sax dañuy yokk ay gratam moo tax loolu mooy vrai débat bi opposition faut pas ñuy nangu di leen désorienter débat bi mooy libération de Khalifa Sall Karim Wade son retour xool askan wi guute gu ñu nekk la moo leen siy génnee mais c'est pas ay coowal troisième mandat bala nga naan 3 da nga naan 2 ba pare ñoom bu ñu nekk daan ay troisième donc gëmuñu seen bopp nit ki nag boo nekkee sa da ngay gëm sa bopp nañu gëm suñu bopp Sénégal ñun ñoo ko bokk nañu yéenante jàmm te jiital intérêt askan wi te xool luy dëgg ñu di ko doxal loolu rek la du leneen maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant delluwaat di leen jéggalu bu fekkee wax nañ fi ay kàddu yoo xamante ne c'est un peu déplacé ñu xam ni tey ji loolu ci man la ndax nit matul lu si jub nag ñu jàppee ko suñu borom di leen gërëm bu baax di leen sant di leen jox dig daje ba semaine prochaine incha allah ak ci beneen numéro ci xalima.com jërë ngeen def.